ñaanal jàmm yéen ñi soog a dabee RFM di gërëm ñi yeewandoo ak ñun ci subaak léegi di sàkku ñaan ci yéen ñëpp ak ñun ci jokkoo bi docteur Ousmane Gueye tey jii la ñuy tàmbali xam ngeen mbokk yi ci Sénégal ñàkke gi ñeel xeex ak jàngoroy coronavirus docteur Gueye maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar Alaaji Assane. jërëjëf xam naa ni tey moom jot du bari waaye ñu wax rapidement ci ñàkk gi d'abord tàmbali gi nu muy demee tey. waaw jërëjëf Alaaji Assane comme ni nga ko waxee rek tey la ñuy def lancement introduction vaccin bu bees bi contre la Covid-19 muy ñaar téeméeri junni dose yi Sénégal jot a am ci firme Sinopharm ñu war a ko ñàkk wax dëgg yàlla doomu Sénégal. ñi taamu ci nag ci njëlbeen comme dose yi ci ñaar téeméeri junni la te wax dëgg yàlla loolu lim bi ko soxla biir Sénégal ëpp na ko. ñu ne dañuy def priorité xool nan lañ koy tàmbalee parce que loolu dama koy bëral pour nit ñi mën a xam ne bàyyiwuñu kenn. képp koo xam ne bokk nga ci ñi war a vacciné wu di nga vacciné wu. mais comme mënuñoo ci ñaar téeméeri junni mënuñoo vacciné ndoo ñëpp ñu taamu ci commencé ko ci waa kër docteur parce que ñoom ñooy faj maladie. ñoom ñoo nekk ak maladie waxtu wu ne. donc laaj na ñi aar leen ndax ñoom ñu mën a aar ñenn yi. loolu loo am solo la. donc tey ministre de la santé war a def lancement bi ànd ci ak jëwriñ yi bëre ci ministère de la santé ak action sociale. bu fukki waxtu jotee. ñu war a def de manière symbolique ñàkk presque fanweeri nit foofu. mais loolu mooy lancement bi. lancement bi bu loolu jeexee yeneen régions yi yëpp. mën nañoo tàmbali. tey jii dama bëgg leeral wala préciser benn affaire Sénégal pratiquement ñëpp jot nañ seen dose ba mu des côté sud tey camion PNA bi. mu ngi côté Kédougou. war a def Kolda Ziguinchor Sédhiou. donc au plus tard mercredi Sénégal yëpp dana daj. waaw ñëpp danañ am seen i dose xayma nañ ko. ba joxe nañu liste bi ba xam nañu ñaata la ci personnel médical personnel de santé bu ñuy wax première ligne. ñaata lañ toll ak nan lañ leen di vacciner. très bien ci ñàkk gi ci boppam xam naa ngir mu gën a yaatu nag il faut que yeneen doses yi ñëw. mooy millions yi doses yooyu ñuy xaar. ca loolu dañuy ñaan yàlla mu antu ndax bu lu bari ñëwee dina gën a yomb ci PNA ndax xam nga mënun rek di jël par ab caq fii di yóbbu jaabanteeg tas gi ci réew mi tam xam nga yombul donc l'idéal serait d'en acquérir beaucoup ñu am 6 millions wala 5 millions wala 7 millions beneen yoon ah. voilà defe naa comme njiitu réew mi nu mu ko waxee rek. te suñu jëwrin ministre Abdoulaye Diouf Sarr déggal ko mooy ci ay fan yu néew dinañ jot yeneen dose lu jëm ba ci 6,7 et quelques mille doses de vaccin. mu war a laal vaccin yu bare parce que dina am Sinopharm dina am AstraZeneca même commande bi war a dem Russie pour Sputnik V bi dem na yooyu yëpp dina bokk ci vaccin bi. donc fi lekk ay semaine rek incha allah rabi Alaaji Assane dinañ am dose yu doy sëkk. yoo xam ne vraiment ñi ci ëpp ci lim bi ñu wax ñëpp dinañ mën a jël seen première dose. toog ñaari semaine ba ñetti semaine soogay jël seen deuxième dose. wàllu communication bi aussi il faut ñu gën a yokk jéego yi maanaam fexe ba ak yëgoo am ci yi tukkee ci yéen yi dem ci relais communautaire yi ak yi dem ci askan wi ndax même ñun ñi nga xam ne journaliste rek la duñu ay docteur souvent na ngay dégg nit ne la fu ñuy bindoo nu may def ba ñàkku fan laay dem ràññi donc tous ces questionnements là il faut ñu leeral ko. voilà xam nga ministère dafa defar benn lien boo xam ne nit ñi fa la ñuy inscrire mais tey ministre de la santé incha allah dina ci dellu soit gën ko leeral askan gi ñi xam nan la ñu mën a jëfandikoo lien boobu ak lien boobu kañ lay tàmbali ak ñi amul lien nag waaw xam nga fekkee nag ngeween ñu faree ca village voilà loolu benn la bu pas rester à Dakar rek naan lien de voilà deuxièmement dinañ liggéey ak rajo communautaire yi yëpp ak rajo traditionnel yi mooy maanaam yéen ak yeneen seen naataango yi nekk fii ak rajo communautaire yi. wax dëgg yàlla pour jox leen information bu ñu mën a lawal ci askan wi ni ñu mën a xam ñàkk bi nan lay commencé. xam nga temps yi boo gisee sax ñi xaw a teggi tànk tuuti dañu bëgg bañ a indi jeese jaaxa ci bopp askan wi.
comme dañ koy tàmbale ci waa kër docteur ñu ne xaaral ñu accentuer communication bi ci waa kër docteur en attendant que yenn yi ñëw ñu mën a wax population bi nii ak nii ak nii ngeen di doxalee parce que buñ joxee information bi yëpp de manière brute dina xaw a jaxasoo ci bopp nit ñi dëgg la moo tax ñuy jël stratégie bi ne nañu communiquer d'abord ci personnel de santé première ligne bu yeneen doses yi ñëwee ñu communiquer nag ci beneen cible prioritaire bu tegu ci kaw personnel de santé première ligne c'est pour ne pas indi bañ a indi jaxase ci bopp nit ñi loolu moo tax ñi doxalee noonu mais li ma bëgg a dëgëral wéeru ko ci sénégalais yi yëpp ñu mën ko comprendre mooy que vaccin yi bàyyiwul kenn gannaaw xale yoo xam ne am nañu 18 ans wàcc suuf te amuñu benn jàngoro ànduñu ak beneen jàngoro ñoo xëy na ñoo bokkugul ci cible bi mais la ca des yëpp pratiquement bokk nañ ci cible bi comme suñu ministre nu mu ko waxee Abdoulaye Diouf Sarr bëgg nañ daal parce que vaccination bi aussi c'est pas obligatoire duñu forcer kenn pour nga vacciner wu mais képp ko bëgg nañu balaa ñuy wax 2022 sénégalais yi yëpp ñu nekk ci cible bi ñu vacciné wu inchallah parce que vaccin bi tey moo ñu mën a aar suñu askan mais dimbali ñu aussi ci cas grave yi ñuy am nii ak décès yi ñuy am moo mën a arrêté it ndax liñ naan cas communautaire fi rek mu ngi am njort gi di am ni ma koy waxee vaccin moo gënati sax geste barrière parce que geste barrière kenn mënu cee dëkk alors que boo amee immunité rek mën ngaa doxee say soxla voilà moo tax koy wax ni tant que nag amuñu lim bu ëpp bu vacciné wu c'est-à-dire bu ñu jëlee téeméer gën caa néew juróom-benn fukk yi vacciné wu sénégalais yi nañu continuer di takk masque nañu continuer di raxasu nañu continuer di dandante loolu moom vraiment damay bëgg Alaay Assane chaque fois rek ñu rappeler ko sénégalais yi bés bu ñu demee ba am nag 60% jëm kaw ñu vacciné wu wax dëgg yàlla boobaa mën nañu njort ne immunité collective par la vaccination am nañ ko bu boobaa nag yenn gestes yi mën naa wàññeeku waaw mën naa wàññeeku mais pour le moment nañu continuer voilà di ko def communication bi yoon la ñu war a gën a ñaan sax ñëpp taxaw ci parce que boo xamee sénégalais yi rek xam nga fii moom lu ñëw dina doon débat ndax déjà rek bëgguma ko woon évoquer mais yaa ngi naan vaccin russe ak nangam di nga gis ko ne bu Chine bee ma gën a lëkk alors que bi jamono sax ñun mus noo xam fu vaccin woo mais xam nga avec les réseaux sociaux ak fi àddina toll nit ñi danañ xam ban mooy bu Russie bi ban mooy bu Angleterre ban moo gën bu ci ëpp efficacité le débat est trop scientifique hein tout à fait damay d'accord ak yow moo tax ñun fi mu ne nii ñi ñuy envoyé sur les plateaux mooy ñoo xam ne vraiment seen xam-xam màcc na ci vaccination Sénégal yi nañu bàyyi xel ci loolu bu ñu déglu ku ne wax xam nga bu mbir taxawee rek souvent experts yi dañuy bare ku ne bëgg na nekk expert te wax dëgg yàlla ku ne da nga am sa domaine da nga am voilà nañu bàyyi ñoo xam ne vraiment seen xam-xam màcc nañ ci vaccination ñu waxtaan ci vaccination te tey jii vaccin ñi am yëpp wax dëgg yàlla ay Assane amul benn bu gën sa morom très bien parce que les recommandations yi wax dañu wax ne OMS nee na bu vaccin boo ko defee boo demee ba am 50% vaccin ki efficacité jëm kaw rek baax na te tey ji vaccin yi ñi am yëpp bu ci gën a néewle 79% am nga ko ci efficacité donc macha allah nañu gëm ni vraiment tey candidat vaccin yi ñu am yëpp fii yu baax na ci askan gi c'est que quantité bi moo doyul pour le monde entier loolu moo tax ngay jël fii jël fële pour daj am la nga soxla comme ñëpp nuñ ko defee Amérique def na ko France def na ko feneen def na ko Sénégal tam mënul nekk pays kii à part day nekk ci biir monde bi di dox ni monde bi di doxee mais doxaleen goo xam ne doxaleen bu responsable bu méngoo ak suñu askan vraiment defe naa loolu la ñuy def fi mu ne nii loolu moo tax yeneen molécules yi yëpp yi ñu indi yeneen vaccin yëpp yi ñuy indi na nit ñi jàppale ni benn gënu ci sa morom. très bien benn gënu ci sa morom. mennum vaccin la contre Covid-19. donc na ko nit ñi jàppee noonu ñiy déglu nag seen waa kër docteur di déglu taskati xibaar yoo xam ne am nañu information bu am solo. ñi bañ nag di tàllal micro bi nag. ku ne nga jóg taxaw di wax.
te xamoo ci dara. wax dëgg yàlla loolu day yàq du defar. dëgg la jërëjëf docteur Guèye kon ñu ngi lay ñaanal bëccëgu jàmm di la gërëm bu baax. mais jërëjëf El Hadj Assane merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu auditeurs yi di leen encouragé. jërëjëf di leen félicité di ñaan nag ñi jàpp ci vaccin bi ndax vraiment Sénégal génn ci Covid 19. incha allah di ñaan ñëpp ñàkku ji ngir ni mu ko waxee moom docteur Guèye Sénégal wees étape bi nag jublu ci wàllum koom ak am-am. ndax nag ci la ñu mën a ñun ñëpp incha allah ñun gor yëpp ñu gor ci dara ak ñun ci jokkoo bi Déthié Diouf wala ñu teewlu kon réalisation bi am ko Déthié Diouf mbokk yi mooy président parti Visa les citoyens moom Déthié nag ràññi ko lool ci xeex be coronavirus ndax dafa def jéego citoyen moo ko ay ñoñam di dem saa su ne ci diwaan yi ci gox yi ci garage yi di sensibiliser ak séddale masque loolu dafa am solo. ndax ni ñu ko waxee ku ne buñ ci njëlbeen am na sax ñu njort ñu ñaawlu yenn politiciens yi ne duñu leen gis lu may bu politique jotee ak élection ñuy mayee ay casque ki ay plutôt ay cap ay mbaxana ay t-shirt te loolu lépp moo gën a cher masque bu nu gisee ay politiciens yu wàcc ci terrain bi di sensibiliser dañ koy rafetlu bien évidemment du ñëpp lañ mën a xas ndax am na ñu koy def ci lu ñu yëgul ma ne su la yëg lépp mais daal Déthié Diouf moom ci ñuy sensibiliser mook parti Visa ci la bokk Déthié maa ngi lay ziar bu baax. Hadj Assane ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. jërëjëf Diouf d'abord corona bi ñu tàmbalee ko ma ne su la bañ a wax ak université ndax actualité la parce que suñu université yi quand même bu ñu demee ba di ci fekk ay jaas yi man j'avoue que bi ma njëkk gis image yi dama foogoon ni ay agresseurs yu police jàppati la ndax xam nga noonu lañ daan doxalee bu ñu la jàppee ci commissariat yi wane jaas yi ak yooyu musuma vraiment naane ndox ni ci biir campus social bi lu ñu toll ci jaasee nga fa waaye ñàkku gi tey lay tàmbali yow déjà lan ngay wax ginnaaw bi nga xamante ni taxaw nga bu baax ci xeex bi ngir ñu saxoo gestes barrières yi. jërëjëf Hadj Assane waaw man nag xam nga dama nekkoon ci xeex bi. bu njëkk ba ñu amuloon information yu dal xel. suñu xel dafa teeyoon ñu d'accord ñoon ci ñàkk bi. waaye ñu doon sensibiliser corona du jaar ci man di xamal nit ñi ne bu ngeen deful li ngeen war a def. dee yi dina bëri te bu dee yi bëree amul beneen pexe bu dul ñàkk. te tey épidémie bu xasee ba am ba mu dem nekk pandémie. donc ñàkkoo fii sës. kon bu président de la république jëlee décision vraiment def li mu def amul intérêt lu dul population bi wér nit ñi delluwaat ci jàmm mën a am seen liggéey. loolu moo tax fi mu toll nii maanaam ñu ne kon léegi nañu war a mën a taxaw nag ci sensibiliser nit ñi pour xel yi dal. donte ne nag am na leeral yu bëri yu ci war. ndax it comme yaa ngi koy wax ak léegi docteur Ousmane Gueye. vaccin chinois ak vaccin beneen donc li ñu dégg ñun ci vaccin Chine ndax dañuy gëstu donc ñun diggante Sénégal Corée Japon ak yooyu lu ñu intéressé la lu ñu xam la tuuti donc loolu ñu ci dégg dal na suñu xel ndax déggoon nañ ci vaccin boo xam ne ay moins 70 degré lañ koy garder ak yooyu. donc yu mel noonu leneen lañ ci ñaawoon njort. ak yeneen yi ñu doon wax ci vaccin yi. mais comme bii fi ñu indi ñun lañ ci dégg xam ko te jëlewuñ ko sax ci ñi waaye ñu ngi gëstu dégg xam. loolu ñun suñu xel dal na ci. moo tax dinañu ñaax nit ñi. dinañu jaar fa ñu jaaroon yëpp. Ndar Ziguinchor Touba Thiès fu Kaolack fu nekk rek danañ fa jaaraat pour xamal nit ñi ne wax dëgg yàlla vaccin bi moom mooy li war pour ñu mën a sauver population bi. am na solo en tout cas liñ ci yaakaar yëpp ci vaccin yi ñu ngi ñaan suñu borom def ko parce que ni ñu koy waxee ci wàllu économie nit ñi dañoo gore rek mais yëf yi xat na lool am na ñoo xam sax faf lañ mënatuñu ko donc. pour ñu yeeweeku daal dindeeku ci tënk bi. mais noonu nga ko waxee fi mu toll dañoo mel ni ku nekk ci prison. ndax kenn mënatul dem. kenn mënatul dikk nit ñi sonn nañu boo nekkee ci terrain bi. nit ki da nga koy jox sax masque. man la man de lu ma lekk fi mu toll ni laatal. waaw kon sonn na foofu métit bi foo ko lamb rek romb na ko. kon fi mu toll ni daal li ñuy mën a sauver mooy wax dëgg yàlla dinañu ngi parce que ñu ngi wax boobu ba tey nit ñaa ngi ñuy woo. ñu leen a xamal ne yéen mag ñi yéen ñi am yenn feebar yi bokk leen ci ñuy njëkkante ji pour dem lool maintenant nag système bi ñuy teg rafetlu nañu liggéey bi nga xam ne ministre de la santé def na ko commission bi mu teg nga xam ne loolu wax dëgg yàlla dina voilà donc dina saytu mbir mi. dina ko topp ndax it dina am peut-être ay yenn effet yu indésirable wala yenn ci mën a am. waaw mais bu ñu ko toppee nii boole ci nag ci ñu nekk ci terrain bi. ndax tey gaa ñi dañuy bëgg a xewal. dara day am rek kenn ku nekk ngun ci pour ñu gis la ci. ñun nag ala accu la ñu def boobu ba tey. ba ñu avant mu ñuy dal. ba mu ñu dalee ba tey bàyyiwuñu. loolu nag la ñuy naax ñëpp ndax it vaccin bi ñëw na. waaye nag
masque yi ak corona bi jaar ci man bi. dafa war. waaw dafa war ñu continuer ko. nañ ko continuer surtout loxo yi seddi sax parce que comme àddina dafa mel ni moom virus yi tàggoogun ak ñoom de. waaw déedéet te d'accord ma nag ak ci lu docteur Ousmane Gueye wax naan ay non masque moom. c'est-à-dire masque jiitu corona. allergie yi bëri na saqat bi bëri na air bi pollution air bëri na nit ñi nañu am habitude sol masque. dandanteel sunu loxo yi ñoo ñuy jëriñ. waaye sunu loxo yi li ñuy lor lu bari ca lay jaar. kon loolu moom nañ ko gën a taral ndax tamit ñenn ñi dañu yaakaar ne vaccin ñëw na rek kon kenn ku ne war ngaa bàyyi. war ngaa wàccee sa loxo. déedéet tey la ñu war a gën a taxaw loxo yi gën a set. dandante bi gaa moom doon na lu war waaye lu jafe la pour ñu appliquer ko. léegi il faut aller au-delà c'est-à-dire il faut aller vers une véritable éducation à l'hygiène. dooleel parce que xam nga Sénégal dañoo néewal service d'hygiène sax boo xoolee moom la ñuy gën a néewal que yeneen corps yi. bu dee wàllu aussi ministère bi ñu dénk wàllum cetal gi xam nga ca Ndakaaru commencé woon na ne ci tegu ci yoon bu baax wax dëgg yàlla ak Abdou Karim Fofana ak sama xarit Omar Ba directeur du cadre de vie wax dëgg yàlla nit xam nga lu sell dafa neex daal. mais xam nga daanaka religion yëpp diine yëpp li ñu woote mooy ak cet. daanaka corona bi sax daf ñu woowaat ci cet rek te bu ñu delluwaatoon ci cet gi. lu ne dina lool te ñu ngi lancé nag un appel au ministre de la santé. service d'hygiène nañ leen darajaal. nañ ko def direction dooleel leen. ba ñu gën a mën a def taxawaay ñu bàyyi opération coup de poing dóor fii tey bu subaa da mu jeex. nañ leen jox ay moyens def leen direction ñu am dignité bu am solo. bu ko defee wax dëgg yàlla ñu gën a mën a def seen taxawaay ndax bu njëkk ba yow yaa ñu ko gën a xam maire yi dañ daan naan waa service yi ñëw dañuy bañ ñu bind la. buñ la daan bind gàcce la daan doon. dëgg la mais tey jii nii maanaam tilim ak sànneeg yooyu. dafa doon bu nga xam ne lu xaw a normal la. te normal bu normalul boobu. dañ ko fee war a boddi dañ ko fee war a dindi. dëgg la ñu wax actualité bi ak université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru c'est vrai que ñëpp yemuñu am na ca étudiants yoo xamante ni ñoom xam nañ ni foofu niñ ko dutee le temple du savoir temple du savoir nag ku fa teg tànk de boo fa génnee mu ngi mel ne ku dugg ci buteelu tiir da ngaa war a takk tiir mais temple du savoir xam-xam nga fa war a jëlee léegi nag il faut que ñi nga xam ne aussi ñoo war a xeex pour que mu demeurer rester ce temple du savoir ñoom tam ñu génn bu nu ragal ay borom yi jaaseeg yooyu xam nga Sénégal aussi mu ngi mel ni internet gi ñi ragal ñi saagal leen ñëpp nee nañu fes bàyyi réew mi daal mu mel ni oto bu dagg. waaw il faut que étudiants yi bëgg université wéy di doon université ñu taxaw xeex ak lu ni mel qu'on assainisse ce cadre là. mais dafa war xaaj Assane xam nga li am nii wax dëgg yàlla war na tax ku nekk maanaam xoolaat sa bopp. ndax it ñëw yore ay jaasi nga yaakaar ne ay guérilla la yaakaar ne ay agresseurs yu dul jeex la loolu doon na image bu doyaat ñi ngi jaajëfal d'abord directeur bi ko ci initiative bi mu jël. ci lii waaye xam nga mbir mi ngi déparé ci visite bi nga xam mooy cause immédiate bi. visite bi Ousmane Sonko def amoon na droit dem seeti nitam waaye façon bi mu ko defee ba ñi naan ay boo ko laaleeg ay yooyu indi yenn réaction ci waa maire mooy étudiant APR yi. xëy na Ousmane Sonko bees la rek waaye gis ci magam ñoom ñëpp politiciens yi. daaw ak daaw jéeg dañoo mas a utiliser université di ko def fonds de commerce fonds politique. ci loolu laay dikk nag Alaaji Assane. xam nga ñun yàlla dogal na. ñun rek a jiite université ñeenti at yu ko kenn musul jiite. te kenn musul fàttaliku ci ñun violence te bokkuñu woon ci parti politique. bokkuñu woon PS bokkuñu woon PDS kon mën nga doon jiit te di doon exemple. parce que tey ñaar fukki at après problème bu am ñun la ñuy njëkk a xalaat ñu ñëw taxaw si te mosuñu soo tegg suñu loxo. pour di dox jàmm di encadré mais. premier problème bi dafa féetee ci autorité yi. ndax depuis 2001 la am lu ñuy wax guerre xam nga jàmm kenn du ko jëndee xaalis. boo ko jëndee xaalis ki nga jox xaalis wala ki nga may bourse étrangère pour mu dem. après da koy wan yoon bi ñeneen ñi jël ko ñëpp jàpp ne maanaam naa altéro. wala bu xaalis bi jeexee ñu yëngalaat pour xaalis ñëwaat. loolu ndax léegi université dafa am problème mu management yàgg naa leen ko wax. man ni leen xam nga foofu ay clan la xam nga booy gérer même cible bu sensible muy étudiants yi directeur rek kenn ku nekk da ngay yore sa gang sa étudiants yoo xam ne da nga leen di dooleel di leen jox ay moyens. tey jii dañ la naan université ku ne xam na ko kuddu dañuy am ay politiciens yoo xam ne ñoo ñëw jënd ay néeg jox ay étudiants ñu doon ay étudiants ñoom bu ñu defee lu dul noonu. seen étudiant daal di yëngal pour gaa ñi daal di leen calmer après ñu kenn du leen laal. yooyu dafa war a jax ndax da ngay tàmbali lu nga xam ne doo xam fa muy jëm ndax bañ koy tàmbali xalaatu ñoo ne dina agsi fii. violence yàgg na am. xam nga ñun suñu temps premier projet bi nga xam ne moom moo réformer université bi ak ñu lowoon ñu ko doon wax programme d'amélioration de l'enseignement supérieur. yaa ngi déglu deuxième génération boobu am na lu ñu xeex daan nañu xeex mais yore ay jaaseeg yooyu
du lu nga xam ne lu exceptionnel loo xam ne daan nga ko gis. yaa ngi dégg deuxième réforme bi moom mooy bi indi système LMD bi boobu it xeex bi amoon na waaye jot woon àgg fi ndax tey jii ñu ngi fàttaliku ma jóg bi tey bi nga xam ne nekkoon na député nekk maire. donc jamoon nañ ko fa. donc loolu yi tamit amoon na waaye bëriwul woon waaye lu ñu doon condamné la. waaye fii mu toll nii dafa jéggi dayoo. dafa jéggi dayoo lool. maintenant l'autre réflexion bi étudiants yi war a def mooy man ak kilifa gu mu mën a doon ak fu mu mën a féete yoon wi may jaarloo su ma bëggee egg moom fa mu yegg parce que man yaakaar naa ne ñi fi am ñëpp tey diplôme am seen i liggéey nekk ci yenn station yi mais yori jaar si université mayu leen ko amphithéâtre yi lañ doon buuxantee ci biir mais tout à fait ndax xam nga maanaam boo xoolee mi ngi mel ni politiciens yi leader étudiants yi matuñu sax 5%. mais mënuñoo exercer benn terreur boo xam ne képp ku am sa doom ndax tey jii ñun suñuy doom suñuy taaw ñoo nekk université donc képp ku am sa doom yaa ngi xalaat ndax bu jaas yi génne violence génne rek doo xam fu muy yem da ngay gis dàqante corante jaas yi mais yooyu dafa war a jeex te mën naa jeex léegi nag étudiants yi dañ leen a war a encadrer ndax am na ñoo xam ne defuñu lu ñuy wax processus de maturation dañoo ñëw ba fii ñu xamal leen ne yoon bi mën na laa may buntu nga am xaalis wala ñu recruter la bu fekkee ne boo jiitee doorante jaas yi def xeex ñu ne guerrier la nga pare rek ñu daal di lay wutal bourse wala ñu daal di lay recruter pour nga liggéey yooyu bu ko kenn ku ko gis da ngay jàpp ne yoon bi fii la kon yooyu moo war a dakk ñu ngi ñaan directeur kudd bii bu mu def gestion wu étudiants yi mu doon gestion wu jox leen xaalis loolu baaxut te du doon exemple te dafa war a jeex ñun nag pare nañu ci lañ mës a def ndax fal nañ fi étudiants yi ay ambassadeur de paix jàmm am na def nañ ko 2011 def nañ ko bii passé am na organisation bu ñuy wax jeunes étudiants pour la paix installé nañ ko fi waaye ñi ñu war a jàppale pour ñu def jàmm duñu leen jàppale mais dañuy jàppale rek ñi nga xam ne parfois tey seen intérêt mooy nañ ñuy def lii nañu gérer situation bi loolu mooy langage bi war a dañ ci université gérer situation bi nañ ko war a baax donc kilifa yi nañu boolente seen doole yéenante jàmm waaye bu fekkee ne directeur des bourses duñ ko yéene jàmm directeur du COUD kenn du ko yéene jàmm sa moroomu directeur moo lay loolu après ñuy xeexante après même maanaam bu toj amee rek ñëpp a yàqule dëgg la mais surtout jeune bi war a defar ëllëgam parce que boo toppee ñenn ñi après ponkalum màggetum agresseur ngay mujj doon rek mu mel ni ponkal yi ne ci internet gi saaga rek nga xam ne yow doo tekki seen kër gaz bu ndaw sax doo ko fu mën a jënd mais violence il faut defar sa carrière nit ki da ngay am fullay préparer ton avenir xam nga dafa am ku wax lu am solo mooy li bon du nit ñu bon ñi mais lii yées mooy yow mi nga xam ne war ngaa mën a taxaw te taxawoo donc loolu mooy li nga xam ne moom moo fi am maanaam ñi war a taxaw dañ dul am courage taxaw dëgg la ñun ñi nga xam ne ñi ngi koy jéem a def it au lieu ñu accompagner la ba nga xam ne dina parce que xale yi bëgg nañu jàmm xale yi parce que problème amoon na début d'année bi les anciens délégués yi nga xam ne am nañu plateforme ñu waxtaan ñu boole ma ci ñu yebal ak ñoom docteur Samba Dramé ak ñoom docteur Falamane mais ba ñëwee waxtaan ak ñoom mais dañoo dégg ñu gis état d'esprit bu positif mais nag bu fekkee ne ci biti yow da ngay parce que xale yi dañuy waxante yow bu fekkee ne ci biti da ngay jox kii dara kooku yore di am lu muy mbumbaay ak di def affaire nga ni kon man tamit naa def nii léegi kon dañuy dindi ngor daal di jàpp ne doole ak loolu looy am nag ci foqateeg ak violence loolu du nga xam ne dina du yàgg say loxo dëgg la bis buñ la ko dóoree rek nga xam ne metti na lool maa la ko wax jërëjëf Déthié maa ngi lay gërëm bu baax Diouf jërëjëf Assane yal na yàlla fay amiin jërëjëf Déthié Diouf président parti Visa ancien étudiant ràññeeku woon lool ci mouvement étudiant lañ doon àndal ci penco geek RFM di leen gërëm yéen ñëpp mbokk yi di gërëm Aliou Ba mi wuutu sëñ Ablaye ci technique bi Aliou kon ñu dallu slëf rek ubbi antenne bi neen ko baaxoo ngir waxtaanee actualité bi ndax nit ñi daanu ñàkku ji am déet laaj baa ngoog wala boog dañu am leneen lu ñu bëgg a waxtaanee ne ponk am solo ngir réew mi. Set si sa xeloo ni set si sa jëfoo ni set si sa xoloo ni setoo yi set lu naa la ni bés dina ñëw musicien wër àdduna musique soxlawul frontière ni bés sooy seetlu naa ko. Écoute sur RFM.
RFM rajo Futur Média salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ci Assane Gueye maa ngi lay nuyu lu bari. dem ba ci rek. ñu ngi lay ziar bu baax. kontaan ci kaddu yi rek man la Mamadou Medor. jërëjëf Medor. Futur Média jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi macha allah. jërëjëf. waaw xam nga Alaaji Assane li ngeen waxtaanee ci wax dëgg yàlla ci ñàkk yi moom loolu moom lu war la. agaru moom lu am solo la. da wax dëgg yàlla kenn ku nekk dafa war a sàmm boppam sàmm njabootam te feebar bi kenn ku ne na mu fexe nu mu ci gën a mën a muccee rek. lépp loo xamante ne docteur wax nañ ko ci dañ ko jëfandikoo. nañu dem ñàkku ji ndax ñàkku yi dafa nekk lu nga xam lu lay aar sa njaboot. te dafa nekk lu nga xamante ne bii waay boo gisee suñu nekk ni comme couvre-feu beeg masque yeeg yooyu yëpp xam nga lépp ngir feebar bi la ñuy gën di moytandiku rek. waaye buñ gisee loo xam dañuy gën a mën a jàppandil wax dëgg yàlla aar ñu tamit dafay baax lool. incha allah ndax am na ñàkk solo yi képp ku nga xam ne ñàkk nga. feebar bi mu fekk ci yow dina ko dindi ndax kenn xamul ku ko am ak ku ko amul. ñàkk yi dafa nekk nga xamante ni bii loolu wax dëgg yàlla coono yi nga xam ne état bi daj na ko ci président Macky Sall pour vaccin yi ñëw ci dëkk bi. loolu dafa nekk lu nga xamante ni bii lu metti la. ndax jërëjëf ay lijjanti la rek. ñu sant bu baax président Macky Sall. jërëjëf Mamadou Medor ñu koy gërëm bu baax Mamadou Medor xam naa njuumte rek ñàkk yi pour corona la waaw du boo ne feebar bu fekk sa yaram génne ko. fekkee nag njawee nit tooy mu yàgg foog ni waaye ñàkk yi dañ ko defar pour que ñu xeex corona maanaam sa yaram am soldaar yu xàmmee corona waaw di dóor muy dal loolu spécifiquement moo tax a jóg ñàkk bi contre Covid-19 waaw ñi nga xam danoon tooy nañ xool ci kel gi ak yooyu asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waaleykum asalaam. El Hadj Assane Gueye. waaw kooku. Oumar Sow la maa ngi lay ziar baax faj la ñaanal yàlla ci julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Oumar. vraiment di rafetlu toujours seen liggéey bi rawatina groupe Futur Média ci kaw ba si suuf. merci beaucoup. léegi nag affaire ñàkk bi actuellement mun naa la wax citoyen Sénégal ñëpp lii lañ doon xaar monde bi yëpp lii lañ doon xaar yàlla dogal na vraiment son excellence président pour les Sénégal fexe na ba Sénégal am luñ ci amagul. vraiment man damay ñaaxaat nit ñi rek. nañ dem ñàkk yi nañ dem ñàkku ji ñi war a ñàkk ab tem pour la première phase mooy nañ dem ñàkku ji. c'est vraiment le ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr vraiment dañ ko war a gërëm di ko sant puisque wax dëgg la xeex na xeex bi kuñ ko war a xeexee. taxaw na Sénégal taxaw na askan wi. rawatina nag le personnel Alaaji Assane xam nga tax li mu seetlu mooy. vraiment jéer yi macha allah dañoo xaw a takku. le personnel de santé dañ leen war a gën a aar. très bien ñàkk leen laa la premier kii bi laa la wax. vraiment Assane merci Omar am na solo trop fi may jeexalee mooy Alaaji Assane. sa waa jooju di wootee toujours Thiès zéro gare toujours Thiès zéro gare. vraiment kooku li ma bëgg mooy yow en tant que yow woon bu pertinent. sa émission yoon bi laa la wax na nga invité vraiment waaraay ba ñu ñëw askan yi. c'est vraiment Thiès zéro gare bi Thiès ci gare yi. su peu de temps dina ko war ne waat laala man xam naa Mayacine Camara mu ngi def képp lekkal la vraiment kooku boo ko tegee ci rajo bi dina leeral waa Thiès ci ak Sénégal yëpp xam na raay suñu tool que di affaire yi yàggatul waaw très bien am na solo incha allah vraiment di nuyu suñu professeur Moussa Baldé ñi ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm amiin yaa rabbi amiin jërëjëf Oumar 88 628 14 14 rajo RFM asalaamaaleykum waaleykum salaam Alaaji Assane Gueye sagu Thiès. kooku. Alaaji Martin benn dëkk zéro gare. Martin zéro gare gi nag dañ lay ñaan rek ñu teg ko ci suuf dégg nga. waaw non dama bëgg gars yi faral seen ko Mansour Faye nag daaw rek. non gars yi rek ñu day ñaari gaar. non man dama cee sonn nag parce que dama am ñu ma interpellé ñu bari xam nga doo ko yëg am na ñu may wax ni ma gaar yaa ngi fi. xëy na saxaar gee dawagul am ku nekk na koy gisee. saxaar gee dawagul rek mais saxaar gee dawagul. Alaaji Assane. waaw. ñu ngi lay ziar di kontaan boobu ba léegi ni ñu leen rek bàyyi woo sa loxo kon yàlla na la yàlla kattanal yàlla may la wér ak sutura. amiin ñu bokk lépp nag. ñun fii Thiès Alaaji Assane. man damaa jiite 14 OPA maanaam association ay cordonnier coiffeur. waaw ñun de dañoo ne dinañu sensibiliser bépp artisan bu nekk Sénégal. suñu ñàkk mooy suñu aar ndax mbas mi jóge fi ñu mën a dellu ci bërëbu liggéeykaay ga. parce que à tout moment dañuy gis suñu ministre docteur Pape Amadou Ndiaye. mu sonn ci sensibiliser ne ñàkk bi rek a fi sës. gannaaw ñàkk bi fi sës Alaaji Assane. te ñun artisan yi ku loon am fukk ñaar tëna la sàqantuma ak benn. kon nag ñun dinañu taxaw jot di li wax nag le ministre de la santé. bu fekkee jox na
quota santé bi. ak ñun artisans yi soxla nañu suñu quota ñun tamit parce que ñun tam dañoo war a ñàkku pour ñu mën a delluwaat ci bërëb liggéeykaay ba. parce que loolu rek fi sës Alaaji Assane. suñu ñàkk mooy suñu aar. dëgg la ñu ngi leen sant di leen gërëm. jërëjëf Martin ñu lay gërëm ci kóllëre gi ak RFM vraiment fidèle auditeur la wéy ci waxtaan wi rek xamal gars yi ne bon ñàkk bi pour citoyen yëpp la ñu moytu rek naan parce que léegi waa GFM ne ñoom it dañoo soxla seen i doosu ñàkk asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum asalaam. waa Assane Diop maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay sëñ bi. Mar Samb la Pikine. Mar Samb bisimilah. waaw di la félicité bu baax a baax. alhamdulilah. waaw di rafetlu sa liggéey macha allah. jërëjëf Samb. waaw di ñaan surtout sama mbokk jeunesse bi nag ah. waaw. ñëpp ñu préparé ñu ñàkk. ndax xew bu jógee. incha allah. su ma la delluwaat suñu liggéey. maa la ko wax. baax na maa ngi jaajëfal bu baax a baax. am na solo Samb jërëjëf. appel bi pour la jeunesse ñu jàpp ci gunge kilifay kër docteur kilifay nguur gi soldat si fépp fu ay vaccinateur nekk ñu jàppale leen ba ci gox yu xëcc yi ndax du yomb ci ñoom c'est l'occasion ñu gërëm leen waa kër docteur waaw ndax ki lay indil njariñ ba pare boole ci ay kilomètres yi kilomètres gàdduy bagage guddeeg bëccëg naaj bu tàng ak mu féex wax dëgg yàlla waaw góor dafay yokk jàmbaar daal waaw nit ku ne fam fare di def naam ngir yàlla mais waaw góor day yokk njàmbaar 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi allo waaw sëñ bi. waaw RFM la. waaw papa dañu baal nga fay rajo bi wala nga déglu ci téléphone bi. allo. ñu ngi lay déglu. waaw ma ne góor gi Assane Gueye laa bëgg a waxal. waaw moom ngay waxal ni en direct. yow day dama bëgg a wax ni président de la république ëpp la valeur ci dëkk bi. ma ni. président de la république ëpp la valeur ci dëkk bi. jërëjëf te ëpp ñu la valeur ci dëkk bi. parce que li ngay def jàmbaar dëgg moo ko mën a def góor nga mën nga li nga doon jërëjëf Gueye. yàlla na yàlla may fan gudd may la wér. kàttan la wërsëg bu barkeel. amiin yaa rabbi. jërëjëf yàlla taxaw. yàlla taxaw la amiin yaa rabbi. merci. jërëjëf yàlla na yàlla yàggal taxawaay gi yow it papa jërëjëf. macha allah di ko gërëm di ko sant Aliou Ba asalaamualeykum. wa rahmatullah. allo Dia maa lay nuyu. waaw sëñ Moustapha. di gërëm góor gi lool ñaan gi yàlla nañ ko bokk ñëpp. incha allah ñoo koy bokk ñëpp la ñaanal rek ñun la ñaanal. jërëjëf Mbaye ku baax nga wax dëgg yàlla. jërëjëf Mbaye jërëjëf. Dia di wax rek da nga am sànq foo dugg fu am solo. gone yi étudiants yi nañ bàyyi xel ni njàng moom. ñoo koy jariñoo ëllëg. dëgg la. tey buñ ko yàqee wala ñu topp politiciens yi ba ñu yàq seen njàng. seeni doom la ñuy jël ne leen coppet yóbbu fële. maa la ko wax ñoom ñu toog fii bu ëllëgee seeni doom ay ñëw jiitewaat leen rek ñuy xeex li ñuy xeex rek. vraiment. daf ci am loo xamante ni faw ndaw ñi xam ko ne xam na Sénégal gi ñu toll. ku lay xeexloo wala mu lay sànni wala mu lay defloo bu paree doomam da ko naan coppet bu baax lay yóbbu ko fa ndax yow amoo doole. àll ba nga jóge. say waajur indi la fii pour nga daan sa doole mën pour bu ëllëgee nga jàppale leen. ndax jamono neexul. dëgg la waaye di la xeexloo jëlal lii defal lii ki la koy defloo du ko defloo doomam du ma jiital sama doom su may defloo dara da ngay jiital sama doom sa doom ma xam ne yow topp nga ci. waaye du ma ko defal kenn. dëgg la ndaw ñi nañ bàyyi waat xel lool. beneen bi mbiru ñàkk yi nañu bàyyi xel ni ba ñu dalee ñàkk suñuy doom du tey fii ku fi judd rek fekk nga ñàkk ci sa loxo. te xamoo fu mu jóge. te la lay aar moo tax ñu defoon ko fa. bu doon luy reye yàlla mooy reye te nit ki buñ ko gëmee boo gëmee yàlla da nga xam ne kii reye kenn rek la mooy suñu borom. dëgg la sabab lu nag am na. waaye nga fagaroo gën faju wala da koy wax. dëgg la nañ dem ñàkk ji man de teel naa su ma gisoon fu ñu koy ñàkk ci suba ma jiital sama njaboot. yàlla rek moom ma mën a rey te moom rek laa gëm. dëgg la nañ xoolaat dëkk bi ñu war a wax nag wax. te ñu bàyyi ñi nga xamante ne dañuy wax ngir yàq jóge bitim réew waxi bitim réew diw nee na gisal kii moo ma ko yónnee vocal yi. ñu yónnee la image nga defee ne dëgg la dara du ci dëgg. ay montage la rek. maa la ko wax pour yàq sa xel rek moo ci jublu. ñu ngi ñaan yàlla na yàlla def ci dëkk bi ak dal ak jàmm te ñu ànd ak suñu borom. yàlla dimbali ñu salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam jërëjëf sëñ Moustapha 88 628 14 14 RFM.
asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. Guèye ñu ngi ziar bu baax ñu ngi lay ñaanal waaye yal na la yàlla dëgëral ci liggéey bi. amiin waay sant wa. Dia Mamadou. jërëjëf Dia. di rafetlu rek affaire vaccin bi dëgg-dëgg di ñaax état bi tamit ñu yokk xeetu communication bi ñu koy communiquer. boole ci imam yeeg ci xutba aljuma yeeg boole ci délégué de marché yeeg boole ci transporteur yeeg maanaam ñu nekk ci gaar yëpp daal. affaire yi gën a law gën a yaatu ba nit ñi gën kaa accueillir favorablement daal. incha allah am na solo. waaw man Guèye dama doon kii laaj benn leeral rek dama dégg ne dose bi boo ko jëlee benn yoon. dafay toog ay fan jëlaat ko. waaw 15 jours donc 200 000 doses yu ñu indi kon donc pour 100 000 personnes la. waaw normalement. d'accord ok. en attendant yeneen yi yegg si quoi xëy na dañuy am yaakaar bu ñu comme tàmbali nañu ca je pense que kilifa yi nee nañ mois de mars on est en février. xam nga yi war a ñëw jaar ci turu mbootaay gi di COVAX bu ñëwee mars rek dafay doon ak dolli gu am solo. bu ko defee affaire yi du am rupture on enchaînera bu boobaa. ndax première dose yi ñu ko njëkk a jël bu ñu toogee 15 jours fii 15 jours mooy danañ dugg ci biir mars donc yaakaar rek la ñu am que ni. mais c'est important de le souligner ñu moytu affaire yi rupture am daal ba boo ñu gën a baral jéego yi. waaw. te xam ne tamit li nga wax rek Guèye tamit lien yi tamit suñu mbokk yu nekk ci dëkk ba. waaw waxi lien moom Ndakaaru ngay toog fi naan lien moom xamuñu ko waaw. il faut ñu wax ak ñoom waaw organiser ko ñu xam bërëb yi ñu war a dem waaw mu ngoog dafa laaj organisation nag waaw. absolument sinon rek ci pëccëxoo la jëm ca nag fu ay milliards dugg wax dëgg yàlla dafa laaj rigueur ak organisation waaw. dëgg jërëjëf Guèye. merci Dia yàlla fay la jërëjëf Dia. ñu jéggalu bu baax Aliou xam naa benn ba ñaari auditeurs yu mujj rek asalaamaaleykum. na nga def. sant yàlla bu wér. Ousmane Dem la Port-Gentil Gabon. sëñ Ousmane bisimilah. Alaaji Assane ñu ngi kontaan bu baax a baax li vaccin yi fa ñëw. jërëjëf Dem. te tey ñu ngi wax suñu yaay nañ dem ñàkku ji ñu bàyyi déglu ñii di wax. léegi laa doon waxtaan sama yaay ma ne ko na dem ñàkku ji mag la na dem ñàkku ji parce que. dafa yar ay sët yoo xam ne dañuy dem di ñëw di dikk. ñëpp muy wax. dëgg la oh là là sëñ Ousmane saa yi wootee Gabon du day xaw a dagg mais wax na lu am solo mag ñi bu nanu dem ñàkku ji wala ñu fexe ay moyens yu ñu fekkee ñi mënta dem loolu lépp ci organisation bi la laaj ndax comme gune yi ñoom toogunu ñu fexe ba gune yi daal di leen gën a jàppale ñoom mag ñi ñu daal di sàmm ndax ñoom bokk nañ ci ñi kër docteur gis ne daal. buñ ko dee attanit du lool jàngoro ji ak ñi amee jàngoro yi daaguwaale n'est-ce pas ak waa kër docteur yi nga xam ne nag ñoom waaw muy man di keneen ñun dañuy toog fii di wax rek waaye ñoom ñoo dem roofaloog malade ya di leen jox ñuy lekk di leen piqûre kon ñooñu ñun war a aar lañu Aliou asalaamaaleykum ñu taaxirlu as tuut rek jokkoo bi ak jubbanti am ci 88 628 14 14 di leen fàttali ni tey la démarrage yu ñakke mi Sénégal de façon symbolique kilifa yi la ñuy ñàkk ak ñenn ci waa kër docteur bu ko defee nag yëf yi tàmbali ci gox-goxaan yi nga xamante ni ci fukk ak ñeenti diwaani Sénégal fukk ya jotagum nañu seeni dose vaccin ci lim bi yegg si Ndakaaru keroog 200 000 yi di xaar yeneen i millions yi dose 6 millions yu tegal ci weeru mars bi ci kaw initiative COVAX. loolu lépp rek ñuy ñaan mu gën a yaatu ñu gën cee gindente waa kër docteur di expliquer nit ñi parce que nit aussi lu leer ci boppam rek mu ñëw yanu ko day yomb lu dugg ci xol ndax noonee la nit ñi moom foog ñu fexe ba yëf yi leer seen bopp ñu àkki moo mbir mi bu ko defee kenn du fi dàq kenn door dàqeek nit pour sauver ko moom Sénégal rek la am waaw 88 628 14 14 Aliou xanaa nag jëloo laajte xaako big nag yow tamit sama pulaar bi yëf yi yeex na de wala ñu jëkkati jotaay gi rek Mbaye Fall ban information nga indi xam nga loo charme RFM chauffeur yi sax dañu xam actualité ni ñu koy traité asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Assane. kooku. Mohamed Ba. sëñ Ba doo tëj rajo bi nga baal ma. ok waaw ñooy jaar. jërëjëf. sëñ Ba. c'est dommage
voilà ñu ngi leen di gërëm mbokk yi Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi 10h incha allah Mamadou Mohamed Ndiaye Adja Awa Mbaye ak le ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye 10h nag la ñuy def ñàkk ya xam naa dañuy boole joxe lim bi ak it démarrer rek ak yéen ñàkku geeg nu muy demee ak Ablaye Diouf Sarr mi foog naa ñu njëkk a ñàkk waaw noonu la de comme mooy ministre de la santé tey moom la ñuy njëkk a ñàkk yàlla def lépp jaar ci yoon qu'il y ait moins d'effets secondaires vraiment plus d'efficacité ñu yendu ak jàmm.